géwél mu nuyoo buur maa ngi lay siyaare. jërëjëf Siteu ñoo ngi lay fay di nuyu waa 5 Sénégal 5 wala 5 TV. boo si wax rek. waaw di nuyu Lamine di nuyu seen DG maanaam le futur maire de Richard Toll. futur maire de Richard Toll waaw Lamine lay ménage bi kañ la passé na wala egseegul. waaw kon moom Lamine Seck le futur marié man de Cheikh Omar léegi nee na ma moom janvier lay takk xaw ma rek di nuyu sa boy cameraman di nuyu ñuy seetaan Sénégal 5.com yëpp. comme ni ma ko waxee sànq buur yan métit la ñuy daj biir stade ñu promoteur yi. waaw bari na mais damay bëgg rek toujours ñu koy jëlee avec philosophie làmb day sport bu am particularité boo xam ne bokkul ak football bokkul ak basket bokkul ak leneen làmb benn sport de combat la bu am mélange culturel donc ñun pour nga régler aspect culturel mu ngi mel nga dem ci sabar pour nga recaser nit ñi rek wala ndëpp wala ndaw rabin wala nangam dafa jafe nga dem ci mbapat boo xamante ne mbëri dañuy bëri kese te amul bàkku régler ko rek yombul waaye nga bëgg a boole ñaari mbir yooyu waaye quand même ñun association des reporters de lutte wax dëgg yàlla ñu ngi def ay prouesse ñu ngi jéem a organiser wu pour xam ñan ñoo yëngu ci lam ñun ñii di dem ñun ñii fi toog nii chaque samedi ñu ne daje làmb mais nag am na ci site yoo xam ne nag événement la ñuy xaar mais du sax moom la ñuy xaar mais xam nga événement bu xasee ba am un événement national comme Boy Niang 2 Tapha Tine mais lu concerné am réew la du dëgg mooy li ma waxoon keroog bañ toog ak Badou Fall mooy mënoo ni benn média du ci liggéey média bi yëpp la concerné waaye nag ñun am nañu stratégie yoo xamante ne que les ayants droit mooy ñu ñëw ci làmb ji everyday def làmb chaque jour ñooñu la ñuy jiital ànd na moom ñenn yes ñu jéem a xool ban système ñoom lu la ñu mën a ñamee ci làmb ji waaye làmb ji li ci nit mën a ñamee bari na jëlal Lamine Lutte TV li muy def jëlal Xaarim 4 appui li ñuy def donc bu ñu focus ci grand combat bi war a am esat rek làmb mbër ci la bokk amateur ci la bokk entraîneur ci la bokk keneen na site yi di am habitude di liggéey ci li wër ci làmb ci te loolu c'est très important donc bu ñu bëggee xaar nag ba bés ñun ñëpp daw sur le promoteur déjà problème day am beneen bi des mooy làmb biir géew bi ni muy mel ñun ñëpp ku ci ne da nga ci am responsabilité d'abord mooy képp kuy ne ci géew bi war nga am discipline plus particulièrement la presse duñ ne rek ay journalistes lañu rek on se permet de tout faire nous ne sommes pas au-dessus de tout le monde dañu am fu ñu tàmbalee am ay limites comme mbër mi ni mu amee ay limitam alkaati mi am fa ay limitam ka jënd looj ka jënd géttu bay am ay limites mooy on n'a pas besoin d'une presse boo xam ne dañuy circuler ci géew bi comme ay béy nañuy def l'essentiel suñu paree toog xëy na li ma ci rafetluwul te mu métti sama confrère yëpp mooy cage boobu ñuy cage c'est un peu gênant donc war nañu am yeneen stratégie bi ma ci discuter ak Thiam ne ko bu ñu accrédité 14 organes pourquoi pas du ñu tegal 2 chaises caméraman bu nekk ak reporter distance leen 100 mètres xam nga lu ma tontu est-ce que am ngeen discipline boobu donc cela veut dire que bu ñu amul discipline boobu loolu mën a nekk mais ñun tamit ci biir dañuy xëccoo image dañuy xëccoo buzz dañuy xëccoo exclusivité donc c'est une responsabilité partagée mooy CNG daf ci am rôle les forces de l'ordre am ci rôle ndax li ma gis làmb ji keroog bi mu tasee dëgg-dëgg neexuma waaye le commandant de corps urbain bi fa nekkoon vraiment un homme respectueux vraiment wax dëgg yàlla ñu ngi leet naa fa nekkoon keroog mi téye sama loxo daf ma ni buur wallahi azim je te respecte très bien te gëm naa ni bu gisoon geste boobu barki xaadimu rasulillahi du am waaye nag deretu nit mooy tàng donc nanu ko jël avec philosophie ñoom alkaati yi ñëw estat suñuy frère lañu ci ay kër la ñu génnee bàyyi fa ay jabar bàyyi fa ay doom bàyyi fa ay ndijaay bàyyi fa ay nangam ñun ni aussi la même chose donc war nañu mën a am cohabitation bu rafet waaye loolu lépp dañ koy waxtaanee le président Maysa Ndiaye je le remercie infiniment Maysa xamul ndax mooy neex na waxtaanal waaw neex na waxtaanal te am na respect mooy boo waxee ak moom dina la déglu jox la le sens de l'écoute nga jox ko sa xalaat mu wax la li mu xalaat kon poste bi ñu ko jox mérité na ko xëy na kenn rek moo ma ci déplané keroog làmb ja muy Abdoulaye Ndiaye
loolu dama koy wax ba du ma ko denc sama xol. Abdoulaye. on a eu toujours de très bons rapports. Sincèrement. moom Abdoulaye. parce que damay bañ ñu titre vidéo bi ne Bour Gueweul clash sévèrement. Abdoulaye Ndiaye. te waxeewu ma foofu. dëgg la man du ma nit kuy waxee ci gaam boobu. mais keroog j'ai pas aimé. ni mu doxalee. ñun ak moom yàgg nañu du tey. su jàppee ni que moom xalaat na pour defar te jàpp ni que ñun dañoo war a mën a defar wala ñu mun réeru. mais je ne vois pas que ni que Maysa ñëw ne ko bàyyil ma doxalee nii. ndax Maysa moom la ñu jox rôle defar ñun suñu toogaay. moom Maysa Ndiaye nga ñëw ne ko du ci dal. bu yàggee dafay nduru leneen. te suma mbokk taalibe la. dëgg la suma mag la. suma xarit la. du ma ko wax mukk lu ma ko warul wax. barke Cheikh Gaïndé Fatma mu rus naa ko. dëgg la waaye nañ ñu jàppale. comme ni ñu leen di jàppale. am na solo xaaral ma ñëw ak si Lamine maa ngi lay ziar. delloo ziar Siteu sant bu baax mu ngi bari rek. nga nekk ci presse en ligne bi yan jafe-jafe ngay jànkuwanteeg ci biir. waaw comme ni ko Bour Gueweul wax rek yaakaar naa ne sax man mënu ma ci teg dara. li Bour Gueweul wax rek. jafe-jafe yi moom yaakaar naa ñun ñëpp ñoo koy bokk di dund. peut-être parfois sax man ma mucc ci. parce que seen affiche moom moo koy waral. mais yaakaar naa ne su ngeen ko dundee rek man tamit dama koy dund. parce que keroog boo xool lamb bi fi mujj am di Boy Niang ak Tapha Tine dund naa ko te ñun ñoo doon def live bi. donte ñii ñooñu doon jox signal. mais doon nañ ay soxla ay image yoo nga xamante ne tey TFM duñ ko am. ñun ñuy wër di ko ut pour yéeg ci kaw régie bi. pour yóbbu ko fa. terewul dañ doon am ay jafe-jafe. comme ni ko Bour waxee suñu diggante ak policiers yi. suñu diggante ak ñenn ci membre CNG bi. yaakaar naa ne nag loolu organisation la laaj. association des reporters. am na rôle bu mag bu nga xamante ne war nañ ko ci jouer. dem toog ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu war a toogal waxtaan ak ñoom pour loolu jeex parce que loolu tamit dafa war a jeex. parce que nit tamit fooy mere. doo xam. dëgg la maa ngi koy wax démb am na benn policier bu ma woo. sama benn xaritu policier ni ma. gis naa tiraillement bi doon am seen diggante ak policiers yi keroog. rafetlu wu ma ko. waaye nag lu ngeen def attention doyut. junj doy na borom xel. parce que am na foo xamante ne boo fekkee ak ñoom tamit. mun a am dëgg ci seen kaw. même boo amee dëgg tamit. mu leer na ne yow yaa am dëgg moom mu leer leen ni. yow yaa am dëgg ci seen kaw. munoo am dëgg. dëgg la. buñ la bëggee sàkkal pexe dañ lay sàkkal pexe. munoo ci dara. léegi nag loolu toog waxtaan la laaj. moom jaral na ko dem na bari ma bu ngeen mënee gis ministère de l'intérieur. ngeen dem seeti ko wala ngeen dem seeti directeur police. bu ngeen demee solution dina am. bi ci des mooy promoteur yi. Kandji ngi nii. yàgg naa organiser ay bés. dëgg la borom Ibamar. dañ doon fay ay bande annonce. promoteur yi fay bande annonce léegi dañ leen di wàññi. dem fay rajo bande annonce. ay RFM yooyu doon fa am. RFM. Zik FM Sud FM. léegi ay benn promoteur wala ñaari promoteur ngay gis ñuy fay bande annonce lan moo tax defatuñ ko. fa laa jëm lu waral loolu. presse en ligne bi ñoo fi nekk di leen jàppale. télé bi ngay dem di signaler sax. boo fa dem léegi di def face à face. gis naa ay promoteurs yoo xamante ne bi ñu dem def face à face. dañoo fay. bu ñu def face à face télé dañuy fay. waaw man li ma wax dama ci am preuve bu leer naññ. dañu dem fay. pourtant télé boobu du ñëw sa open press. déedéet. open press Double Moteur ban télévision nga fa gis. du jëli sax mbër yi ngay wax. gisoo fa télé. duñ jëli mbër yi. duñu def dara ci la. duñu jëli mbër yi. open press yi si di ñooy dagg seen yitte di dem. signature yi. léegi rarement ngay gis. signature am nga gis fa télé. sinon télé bi nga amal contrat ñu la ñu mujj woo sax di ñaan image. merci. télé yow yaa leen di may image. télé yu fii yëngatu ci làmb yëpp amul benn télé mu nga xamante ne tey programme amul. benn programme ñaari programme te woowu ma ni ma may ma image bi. amoo problème mu may leen image bi sax mais promoteur yi ci boppam nañ xam ñun suñu dayoo ci seen i événement. waaw est-ce que tamit laajul yéen waa association bi ngeen dem gis ku ci mel ni président bu jiite CNG ngeen toog waxul li nga leen métti ak jafe-jafe yi ngeen am. xam nga président CNG moom organisé wul moomul événement de. moomul événement promoteur bi moom événement bi. promoteur bi nag moo war a xam tey ñun coono yi ñuy daj ci moom. bu jour combat am mu delloo ñu coono boobu noonu mu fay ñu ko. tey jii ku liggéeyul sa làmb am nga droit ni ko doo dugg sama làmb parce que mënoo yor tamit sa site internet. toog sa ruq di jaay affaire ba jour combat jot nga ñëw yor sa caméra ni da ngay jël utiliser image yu jàmbur loolu man d'accord ma ci mais ki nga xamante ne tey dafa sonn ci sa événement di dugg di génn fu nekk mu nekk foo guddeeg bëccëg foo ko soxlaa mu dagg ay itam ñëw jour combat ñëw nga naan da nga koy yemale ci ruq boobu noonu
ma ruq boobu duggaguma fa ba léegi. waaw te xam naa ne moom du ma ko nangu de. mais buur yéen ñuy dugg si ruq boobu noonu est-ce que di ngeen mën a am image yu ngeen bëgg a am dem fekk mbër ma ci mbukaayam di ko jël comme yooyu est-ce que bu ñu la najee si ruq bi rek ne la doo génn. non du mën ak micro yoo xam ne doo ko caméra yoo xam ne doo ko mën a sum. waaw mais am image beeg yooyu du mën a nekk. mooy que complication yi bari na damay rebondir rek ci Lamine wax. des fois promoteurs yi teg ñu fitna. parce que dem rek am na ku ma ko doon waxal. non waruñu ko mën nangu sax. xam nga dëgg la. partenariat gagnant mën na am. mais loo gis dafa am ay limites. mooy que ñun ci làmb la ñuy liggéey. ñun ñoo opté pour def ko. tey li Lutte TV def ci làmb. ay Babacar di ko def ci làmb. ay Siteu ay Modou Anta. mais yéen ñu gën a fatigué ci làmb. léeg-léeg di ngeen communiquer ci événement 1 an. donc dafay am ay limites. mooy bu fekkoon maanaam ñoom seen bannière yooyu ñu jël ak seen vidéo yi di ko jox télé yi di ko jox télé yi di leen fay. pourquoi pas moo ñu ko jox si di fay leen. nee naa leen Pape Thialis était le dernier. moo xam dinañu duggaat ci beneen làmb wala duñ ci duggaat dafay leer. mooy bannière dootuñu ko dugalal benn promoteur. il faut que ça soit. ñu promoteur di la envoyé. non vidéo non dootuñu ko dugal. dafay leer parce que. daf ñu lor après. barke alquranul karim bannière yooyu boo ko doon natt ci temps bi nga koy dugal ça veut des millions. ñun vidéo yooyu ñu am ci làmb ji mënut a génne 100,000 francs. te promoteur bi ñu leen koy jox day ànd ak forcé ku ko dugalul. jàppale doo ñëw sama làmb pourquoi loolu. waaw léegi nag foofu lañ yeggatul xam nga. promoteurs yi ñenn ñi jàpp nañ ne que ñoom am nañ support. waaye bu fekkee benn support kese mën na def promotion làmb dina leer. mais en tout cas bannière yeeg vidéo yi c'est un problème. mooy rédaction yu bëri dañ koy bañ. parce que munoo xool bannière bu ñu la waroon jox fay la ci 150 000 wala 200 000 nga dugalal ko nit ki dawalal ko presque 15 ba 20 fois. presque valeur yu 2 millions. ci des vidéos yoo xamante ne mën na ci am 100 000. c'est un problème. te loolu dootuñu ko nangu. maintenant nag nekkuñu ci phase de guerre wala de bataille. man j'aime pas communiquer de cette façon. xëy na ñun bu ñu nekkee suñu groupe dinañu waxtaan en interne des fois ni ñu war a waxtaanee. mais man en tant que kilifa sama waxu démb mooy sama waxu tey. je tends la main au promoteur. mooy tey nii ñu def nii tey ba muy demee nii amaana buñ ko deful woon du demee nii. donc dajaloo bi regroupé yu di wut ay xalaat am na lu muy changer. am na lu muy defar. donc nag booy defar doo tàyyi. booy defar doo gedd. booy defar doo mer. man buur du ma mer. du ma gedd. du ma bàyyi parce que la may gedd wala di ko mere ci laa bokk. donc dañuy wut ay xalaat rek. bañ ko wutee amaana benn question laa am rek pour laaj la ko. da nga jiite benn association reporter yi. te ñu gis ne association boobu nag bu làmbu amee dañuy gis ñeneen ñu takk seen bast ñëw taxaw ñoom it. te bokkuñ ci association bi. waaw xam nga ñooñu seen priorité sax du làmb mooy li ma wax. ñooñu boo xoolee très rare nga leen gis làmb duñ fa ñëw. est-ce que du ñoo bëri cambar si biir géew. déedéet c'est que événement dafa am. ñun ni ñu ko réglé woon ak Pape Fall moo gënoon a yomb. ca ñooñu dañ ci jël benn waaju ñu wax Kara. Kara bi mu ñëwee dafa filmer moom. jël ay lien neutre di ko dugal ci groupe bi pour ñi soxla image di ko jël. loolu moo gënoon yomb. boo jëlee ñiy def làmb. 12 organes lañu. jël Kara. dugal ko. Kara day filmer di rapporter. chaque bi boobu loolu sax dafa mënatul nekk. waaw mënatul nekk parce que ak règlement yi di ñëw. waaw donc xam nga ko ñun déjà. foog que mais est-ce que tey ni ñu toll ñun tey. ñun ñëpp mën nañu bàyyi ñu accès ci làmb. mais c'est impossible. ñoom ñi nga xam ni nag làmb du seen priorité. nañu bàyyi ñi nga xam ni làmb mooy seen priorité. loolu mooy dëgg. te ñoom aussi il le sait ñoom làmb sax boo leen amee boo xoolee ña nga fay gis dëgg. daanaka xàmmee woo leen sax ci groupe boobu. daanaka intéressé woo leen sax tey boo yoree accréditation làmb di ko joxe yàlla xam na ni boo ko dugalee ci biir mën na fa lapp lu yàgg te ñu koy jël du bari parce que ñoom ci people ak politique la ñu gën a focus. loolu am na solo Lamine fu may ñëwee ak yow dañoo gis ne làmb bu mu ubbee ba léegi promoteurs yi def nañ réunion mbër yi def nañ réunion nu ma la ko mën a waxatee amateur yi def nañ réunion mais pourquoi yéen groupe reporter yi def leen réunion seen biir tamit ne ñun sart yi la ñuy liggéey ak gars yi. def nañ ko kay. def nañ réunion conférence de presse. conférence de presse. mais conférence de presse kay lu sart. conférence de presse c'est pour communiquer. yow yaa ngi ci groupe bi. waaw def nañu réunion ay yoon xëy na kay réunion bi moo juragul njariñ rek. waaw mais yàlla baax na en tout cas daal comme ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj. ñun dinañ jéem a comprendre promoteurs yi wala boog jéem nañoo comprendre promoteurs yi. ñoom nañu jéem a comprendre. effectivement waaw si di nag dina bari
parce que réew mi mag nit ñi gën a bari. te dëkk bi amul liggéey. 60,000 personnes. Mbaye Gueye mosul a feesal stade fële. Iba Mar. fële. Demba bu mag ba. Demba Diop sax peut-être mën na ko feesal. waaye bële amitié. mosut a feesal amitié. Mbaye Gueye mosut a feesal amitié. Double Less mosu ko feesal. Double Less mosut a feesal amitié. te Balla Gaye feesal na ko ay yoon Mansour Diop. bu Pikine mosut a feesal amitié. ñeneen ak ñeneen mosuñu feesal amitié. te léegi ñu ngi feesal amitié loolu moo lay wax ne nit ñi maanaam li may wax foofu mooy. nit ñi ñoo gën a bari. foofu laay waxee moo tax ma ne site internet dina gën a bari. waaw ñun de suñu liggéey moom c'est indispensable. sant la rek merci beaucoup. Lamine le futur marié. xanaa rek di jox nit ñi dig daje rek. te di leen xel aussi. waaw ci ñu gën a ànd rek bokk doy bokk bàyyi xam ne làmb ñun ñoo ko moom. animosité waru ci am. donc di remercier si te di remercier jëpp Lamine nag yàq sama tàggoo.